jàmmi borom maa ci xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo koy jiiñ yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñaaw amba ba mu bari suñu jógee tribunal ci diggante Pala Mbengue ak Thiané Diagne dañuy dellu soit fii ci Dakaru muy benn convocation boo xamante ni kii di Barthélémy Diaz amoon na ko le 10 novembre bi ñu génn ni ginnaaw bu mu déposé candidature am pour doon mairie de Dakar Barthélémy Diaz nag ginnaaw bu mu déposé candidature am le 10 décembre dañ ko convoqué woon foofu ca tribunal ci benn affaire boo xamante ni mi ngi amoon ci atum 2011 ginnaaw bi Barthélémy Diaz faatee woon kooku di Ndiaga Diouf muy benn procès boo xamante ne demoon na tribunal ginnaaw loolu nag dañu convoqué Barthélémy Diaz le 10 novembre bi ñu ko convoqué ñu gis avocat am génnee benn communiqué yónnee ko toute la presse xamal ni que Barthélémy Diaz dafa déposé candidature am rek tribunal convoqué ko le 10 novembre lépp jëmewuñu ci lu dul wàllu politique pour bañ a Barthélémy Diaz doon candidat foofu ci mairie Dakar comme ni mu leen koy waxee rek journal People nekkee fi dara lu dul leeral askan bi lu leen indil Barthélémy Diaz dafa amoon benn procès digganteem ak tribunal depuis 2011 jamono jooju président Macky Sall sax jëlagul nguur gi ci jamonoy Ablaye Wade la woon ginnaaw ay nervi bi ñu ñëwee woon doon attaqué foofu ci maireem foofu ca Mermoz Sacré-Cœur nit ñi woo ko bañ ko woowee si la ñëw génnee soxam ba noppi daal di tiré ay bal nañu seetaan vidéo boobu del soit Mon commandant, oui, je t'attends. Non, c'est pas ça. Non. Ça va bien. Suffisamment d'éléments pour je suis avec le commissaire de Dieuppeul. Il est là sur place? Oui, il est là sur place en noir là. jëlal goon ñu dégg amoo këleñ ah amoo këleñ ay toor nañu rek kii ay toor nañu ñu ñëw toog ci ngeen bëgg ñu attaqué ay góor jigéen la wax ay góor jigéen la wax ne ko ñu kattandeer
kaay dañuy def ñoom ñëpp. y a la police qui est là. non bu ñu dem sama jëlal ma. Hey, saway. Kaay. Oto police bi jëlal oto police bi. Saway gon. Mais là kaay. Ça ne vaut pas le coup, quoi. C'est grand, kon yaakaar naa ni ñoo seetaandoo vidéo bi nga xamante ni mi ngi amoon foofu ca mairie Sacré-Cœur Mermoz bu Barthélémy Dias jiite ci atum 2011 si la Ndiaga Diouf mi ñàkkoon bakkanam bi Ndiaga Diouf ñàkkee bakkanam bi yoon jëlee dossier bi ñu jugé Barthélémy Dias bañ ko jugé ba noppi yoon tëj ko ñaari atu kaso yoo xamante ni dafay tëdd juróom-benn weer ba noppi joxe ndàmpaay ci lu tollu ñaar fukki million ak juróom kii di famille Ndiaga Diouf ginnaaw loolu nag bi ñu condamné loolu Barthélémy Dias ci boppam moo jóg interjeté appel maanaam tribunal su décidé ba pare nga interjeté appel maanaam premier verdict bi dafay nul ba noppi amoon aussi beneen appel boo xamante ni parquet defoon na ko ndaxte parquet aussi dafa dugaloon appel xamal ni que tribunal li ñu tëj Barthélémy Dias ci ñaari atu kaso ci jur ak juróom-benn weer yi mu war a tëdd la ci des mu war ko tëdd suuf si dafa tuuti mu doonoon ñaari appel yoo xamante ni amoon na ci dossier Barthélémy Dias boobu ginnaaw Barthélémy Dias ci boppam moom ba mu interjeté appel dossier boobu nul ñu convoqué woon que le 7 juillet notifié woon nañ ko si le 7 juillet boobu que le 10 novembre da ngay wuy si yoon biñ ko notifié loolu le 7 juillet Barthélémy Dias ci boppam xamoon na ni que 10 novembre moom dafa war a wuyu ji yoon 7 juillet boobu bañ koy wax yoon xamul woon ni que Barthélémy Dias dina doon candidat mairie Dakar le 7 juillet boobu yoon xamul woon ni que élection locale yi dañ koy téye le 23 janvier bii ndaxte ku jàpp ni élection locale yi ba mu jeexee depuis 2019 pousse nañ ko lu yàgg ndax Covid 19 bi kon Barthélémy Dias ci boppam
le 7 juillet xamoon na le 10 novembre moom ci boppam dafa war a dem wuyu ji yoon comme ni ma koy waxee saa su ne jamono ji dañu nekk ci benn politique gu manipulation dañu nekk ci benn politique gu naxante dañu nekk ci benn politique boo xam ne dañuy nax askan bi ndaxte Barthélémy Dias moom ci boppam ak respect bi ñu am ci moom yëpp ay kàddu yu dëgg la doon jox askan bi ak lu mu mënta nekkee ku mu faral ku mu farul dëgg la doon jox ci yow moo tax ñu bëri amoon ci moom estime mais cette fois-ci dañu gis moom ci boppam moo politiser convocation bi le 10 ndaxte juillet notifié nañ la le 10 novembre da ngay wuyu ji juillet août septembre octobre defoo point de presse waxoo dara yaa ngi toog xam nga ni da ngay wuyu ji nga yow nga dem ba war a wuyu ji ba mu desee la ñetti fan nga dem dugal sa candidature te candidature boobu su ngeen xoolee diggante Barthélémy Dias la woon ak Soham Wardini mais dafa mel ne ñu bëri indexé woon nañu Khalifa Sall moom moo complété pour Barthélémy Dias ndaxte Khalifa Sall ci boppam ku nekk xam na ni politicien la nit ku ñu respecté la ci Sénégal ak dalam ak teeyam moo tax même ku bokkul taxawu Sénégal soo bokkul woon PS sax suñ la nee Khalifa Sall am nga estime ci moom am nga cofeel ci moom mais jamono ji dañoo gis beneen Khalifa Sall boo xamante ni bokkul ak Khalifa Sall bi ñu xamoon ndaxte moom ci boppam xamoon na ni Barthélémy Dias day wuyu ji le 10 novembre ndaxte chaque fois Barthélémy Dias doon dem tribunal moom ci boppam da ko doon gunge politicien la xam na yoon xam na lépp ni mu demee donc bu ñu toog ba Barthélémy Dias dugal candidature am xam na ni que le 10 dafa war a dem avocat am def communiqué jox ko presse bi Barthélémy Dias woote point de presse mais ci point de presse Barthélémy Dias boobu dañ ci dégg ay kàddu yoo xamante ni kenn rafetlu ko muy lan ba ca njëkk Barthélémy Dias dafa ne affaire politique la woo nañ ko dina dem 10 heures lañ ko convoqué nee na heure bu ko neex lay dem te yaakaar naa ni tey su dee jeune nga nekk Sénégal di aspirer di woote yoon pour teg Sénégal ci yoon yaakaar naa ni yoon képp ku mu woo nga nekk ci dëgg nekkoo ci dëgg da nga ko war a wuti ndaxte la justice est là pour tout le monde magistrat yooyu woo ko du ñu magistrat Macky Sall du ñu magistrat Ousmane Sonko du ñu magistrat Barthélémy Dias dañ fi nekk pour Sénégal ndaxte Macky Sall fii la leen fekk ab bi fa Abdoulaye Wade nekkee bi mu demee fii la leen bàyyi Macky Sall fii la leen fekk te su jeexalee daf leen di bàyyiwaat fii donc Barthélémy Dias su toogee en point de presse ne heure bu ko neex lay dem ñu ne leen wuyu ji ba noppi mu woote soulèvement nee na ñëpp ni ñu génn bés boobu parce que gungee ji ko mais Barthélémy Dias yow yaa jël sa pistolet yow yaa tiré ci kaw Ndiaga Diouf vidéo boobu ñu génn yaa ngi noonu wax ko nga ne tiré nga ñetti coup de feu yaa ngi jaale famille boobu dégg nga am na ñu ci dee yaa ngi jaale yow yaa ko waxoon jour boobu lu tax tey nga ñëw changer discours lu tax Barthélémy Dias tey ñëw changer discours donc Barthélémy Dias moo bëggoon utiliser le peuple pour benn manipulation foog ni candidature am moo tax ñu convoqué ko mais candidature bi Barthélémy Dias ak convocation bi joteewuñu dara Barthélémy Dias tey convocation boobu ci liste Yewwi Askan Wi la convocation boobu moo jiitu élection locale convocation boobu moo jiitu mu déposer candidature am donc yaakaar na ne dafa am benn système de manipulation boo xamante ni tey ñoom suñu aspiré ne dañuy diriger Sénégal ñoom suñu aspiré ñu ne jeunesse bi la ñuy waxal dañu bëgg a changer Sénégal ndaxte système bi Sénégal di doxee gis nañu jaarul ci yoon je crois que même su dee système Macky Sall jaarul ci yoon nañuy jàpp ni que fii ba 2024 le président Macky Sall mooy président Sénégal mooy président ñëpp mu neex ñu mu naq duñ mu doxal lu baax ñun suñu yoon newu ci mu doxal lu bon ñun suñu yoon newu suñu yoon ci lan la nekk nañu xaar mu eggale mandaam ñun ñi bëgg a defar Sénégal nañu woon Sénégal yi un bon exemple ñun ñi bëgg a defar Sénégal nañu woon ni Sénégal ñun justice la ñuy dox ñun ñi bëgg a dox Sénégal nañu woon ni que Sénégal ñun dañuy dox ci yoon ñun ñi bëgg a doxal Sénégal nañu woon ni que ñun dañuy respecter suñuy institution dëkk muy justice ak ku mu mënta doon muy takk der muy gendarme dañu leen respecter mais tey suñu jógee di dal ci kaw ñooñu nañu xam ne ëllëg ci biir Macky Sall su demee ñoom suñu ñëwee fii lañ leen di fekk parce que ñooñu institution lañ donc je crois que kaddu yooyu Barthélémy Dias yëkkati wala ko woon yëkkati ba noppi teg ci ce vulgaire nervi maanaam Ndiaga Diouf bi nga xamante ni faatu na ba noppi ak nu mu mënta demee même suy un vulgaire nervi ndaxte même sàcc tey su ñëwee sa kër soo ko reyee ak nu mu mënta dee àq ak yelleef dafa am ci doomu aadama muy droit de l'homme je crois que waroon na respecter mémoire kooku waroon na respecter famille kooku donte famille kooku gisatuñu seen doom tey ñàkk nañ ko Barthélémy Dias mi ñuy dox ay soxlam mu woote soulèvement boobu nag bi mu ko wootee yaakaar naa ni mercredi ba may wuyu kii di Ousmane Sonko di leader Pastef moom it jóg na ci ànd ceeg Barthélémy Dias ñu ñëw ci soulèvement boobu kii di Khalifa Sall yëkkati ay kàddu ñu ne Sénégalais yi nañu génn lu tax ñu ne Sénégalais yi nañu génn nee na ni ñu gunge ji Barthélémy Dias lu ci yoonu Sénégalais yi Barthélémy Dias muy téye pistolet di tiré Ndiaga Diouf lu ci yoonu Sénégalais yi tey Barthélémy Dias moom moo def crime am
xam nañ ko ci am fitam xam nañ ko ci njàmbaarteem yàgg na wuy ji tribunal kenn gungeew ko yàgg na wuy ji tribunal Malick Gakou gungeew ko yàgg na wuy ji tribunal Ousmane Sonko gungeew ko kon lu tax tey ñoom ñu nekk benn coalition opposant boo xamante ni benn haine la ñu am muy kan Macky Sall donc ñoom si seen biir déggoo ñu seen biir mais lépp ñoom lu ñu def rek baax na est-ce que tey ñoom justice bi ñuy waxee ji dafa tëddee day ji seex est-ce que ñoom bëgguñu woon nit ñi que Sénégalais yi ñoom ils sont hors la loi est-ce que bëgguñu woon Sénégalais tey ñoom ils sont au-dessus de la loi tey ñoom lépp lu ñu def rek kenn waru leen jàpp askan dafa war a génn topp leen est-ce que Barthélémy Dias xalaat na ñaata doomu aadama ñoo tëddee Rebeuss ci cas yoo xamante ni même cas am la te ba tey jii kenn jugé gu leen est-ce que Barthélémy Dias xalaat na ñaata nit ñoo tudd Cap Manuel est-ce que Barthélémy Dias xalaat na ñaata nit ñoo tudd Sébi Xotaan est-ce que Barthélémy Dias mi ngi calculer ni que ñaata doomu aadama ñoo tudd ci kaso yu Sénégal ñoo xamante ni ñeneen dañu leen accusé meurtre rek te amuñu ci preuve rawatina moom ci boppam mu génnee pistolet tiire ba nopp avoué ci vidéo boobu que man maa tiire ñetti bal dégg naa ñu ci dee est-ce que Barthélémy Dias xalaat na ñooñu est-ce que Barthélémy Dias dafa ëpp droit ñooñu ci Sénégal est-ce que Barthélémy Dias dafa gën ñooñu ci Sénégal tey je crois que politique baax na mais nañ ko teg ci yoon wane au Sénégalais un bon exemple tey yaakaar naa ne ñi toog Rebeuss suñu toogee di la seetaan dañu naan mais xanaa Barthélémy Dias moo ñu gën tey ñun ñu ngi nii ci kaso bi te ñu accusé simplement wala ñu romb benn crime boo xamante ni ñun fekkee ñu ko sax wala suñu dara taq ci wala kenn taqal ñu ne ba tey jii ñu ngi teg enquête baa ngi poursuivre je crois que le cas de Barthélémy Dias pour Sénégalais yi pour ma leer leen seen askan Barthélémy Dias ci boppam moo interjeté appel moom moo nee na ko tribunal jugé waat ndaxte d'accordul ci jugement bële bi mu loolu amee juróom-ñaari fan ci weeru juillet boobu kenn xamagul ni Barthélémy Dias day déposé candidature boobu xamal nañu que Barthélémy Dias fukki fan ci weeru novembre da nga war a wuyu ji si yoon donc Barthélémy Dias moo gënoon xam ne day war a wuyu ji yoon seen avocat yi tamit wax dëgg yàlla bu leen politique wala bëgg a buzz jaral ñu yëkkati benn communication di ko jox askan bi bëgg a réeral askan bi ndaxte jour bi ñu notifié Barthélémy Dias le 7 juillet kii di avocat boobu xamoon na Barthélémy Dias dafay wuyu ji le 10 novembre lu tax muy xaar ba Barthélémy Dias di dugal de candidature am foofu ci mairie de Dakar mu bëgg a def communiqué ci presse bi xamal ni que Barthélémy Dias mu ñu dugal moo tax ñu convoqué ko mais xanaa juge yi dañuy yeewu Barthélémy Dias mu muy déposé candidature am nit ñi juge yi yeewooguñu huissier bi yeewooguñu 8 heures du matin xanaa dinañ ko indil notification bi mais balaa ñuy yeewu si la avocat bi génnee communiqué bi kon sénégalais yi nañ jàpp ni que Barthélémy Dias il a une affaire personnelle moom moo jël pistolet moo tiré ci Ndiaga Diouf yoon nag daf fi nekkal pour ñëpp kon donc yoon su ko woowee dafa war a dem wuyu ji du Barthélémy Dias mooy toog ci point de presse ne su ma wuyu jee le 10 novembre bi suñu vidéo affaire bi suñu ma woowatee dootuma dem fenn est-ce que Barthélémy Dias mi ngi peser wala di mesurer conséquence su parole boobu mooy wax ëllëg ci biir ñoom suñu nekkoon président keneen nekk seen place kooku su toogee ne yoon su ma woolee du ma ñëw wala su ma jugé wul du ma del sot ku nekk xam nañu tribunal naka lay renvoyer ay procès yow soo teewee Barthélémy Dias foog partie civile bi teew bokkul ak France nag tey su doon France Barthélémy Dias mën na bañ a teew avocat am di ko fa teewal ba procès bi jeex mais Sénégal la ñu nekk ndaxte dëkk bu nekk dafa am loi mu ñuy doxee donc Barthélémy Dias suñ ko woowee dafa war a dem wuyu ji mu nekk ci dëgg dafa war a dem wuyu ji nekkul ci dëgg dafa war a dem wuyu jarul ñuy woote soulèvement jarul ñuy woote ñu koy gunge su bëggee ku ko gunge tamit d'accord ay mbokk politicien la pourquoi Ousmane Sonko mënul taal otoom dem tribunal dugg fa indil ko soutien Malick Gakou mënul def pareil pourquoi Khalifa Sall mënul def pareil mais dañuy toog ci point de presse di woo Sénégalais pour wane ni que ñoom amuñu doole ci Sénégalais yi lañ yaakaar ndaxte gisoon nañu li fi xew ci mois de mars te bi ñu fi xewee fukki nit ak ñeent dee nañ ci ala fukki nit ak ñeent yooyu ñoom ñoo perte ñoom luñ ci def toog ci télé di utiliser askan bi uniquement pour se faire développer je crois que mu doon premier point boo xamante ni muy éclaircissement bi ñu leen ci convocation Barthélémy Dias. Balu yëngu yow lañu koy jiiñ yëguloo fekke woo ñu fent wax yu ñaaw